tey dimanche yemoo fukki fan ak ñeent ci weerub juin tombeek bis bu njëkk ci set setal bi nga xam ni mairie bu Tivaouane doon na ko amal ànd ci ak waa UCG sapeur pompier ak service d'hygiène boobule set setal nag ñu ngi ko doon amal fële ca marché bu tas ak marché bu bees kii nga xam ni moo di monsieur Diagne Sy Mbengue nekk maire bu Tivaouane ñëwoon na ànd ak ñoom ci li nga xam ni moo di set setal boobu ginnaaw ba nga xamee ni def nañ liggéey bi ki nga xam ni moo di maire bi yëkkati na fa ay kàddu. jërëjëf tey jii comme ni ngeen ko xamee mu tombeek bisu dimanche dañu tëj marché yi ci Tivaouane incha allah pour nettoyer leen loolu nag ñu def ko ci cadre li ñuy waxee lutte ak riposte contre la maladie de la Covid-19. gannaaw bi ñu jëlee matukaay au niveau du gouvernement avec le président de la République ak lim ci def yëpp je pense que sénégalais yëpp xam nañ ko mu jëloon décision ni marché yi début bi dañu tëjoon lu bari wante xam ngeen président buy jël mesure yu njëkk ci mbir moo xam ne dafa dal ci suñu kaw te xamuñu lan la dafay jël lu ñuy woowee mesure conservatoire maanaam jël mesure généralisée ko ñu commencé nag analyser situation bi xool lii di jàngoro bii ñëw dayoom naka la toll naka la nekkee lu dangereux ci population yi naka lañ ko mën a jàkkaarloowee ak moom. bi mu demee ba xam ni jàngoro bi mi ngi soog a ñëw maîtriser wuñ ko naam wante dawal nañ ñetti weer yoo xamante ni gis nañ ni mën na def ay dégâts waaye ñi mu ko jëmee mooy ñi gën a mag ak ñi nga xam ne am nañ ay feebar wante tamit képp koo xamante ni jot nga ko danger la ci yow wante suñu continuer tëj économie Sénégal dina am période boo xamante ni buñ ci jógee pour ñu rattraper ko dina doon lu jafe ndax dañu dekk déjà pays boo xamante ni dafa néew doole. mu wax ak sénégalais yi ni c'est un peuple mûr maanaam peuple bu am responsabilité la mu ñaan leen ni leen mbir mi ngi gën a tar mi ngi gën a yaatu wante suñu continuer suñu économie ñu arrêté ko ba jëmmi jamono xëy na bala ñu koy rattraper fukki at ci kanam la. mu ni nañu jéem jàngoro bi comme xam nañ ko maîtriser nañ ko xam nañ naka lay dalaatee xam nañ également nit ki su ko dalee naka la ñuy def ba mu wér rapidement mu ni sénégalais yi nañ continuer di respecter les mesures barrières. muy distanciation mais surtout fu ñu toll di sol ay masque loolu bu ñu defee yàlla mën nañu musal ci jàngoro bi. mu ni nag ki nga xam ni amul lu dul xëy suba dem raxas oto ndekki bu añ jotee mu raxas oto añ bu ngoon jotee mu raxas lu mu paase dajale lu mu fayee weer ak ki nga xamante ne nii amul lu dul marché bi muy lal taabalam wala bi mu am kantinam kooku su toogee ñetti weer defatul dara dina indi jafe-jafe boo xamante ni xëy na dootu ko mën a rattraper. mu ni ñooñu ñëpp nañ dellu liggéeyi wante respecter mesures yooyu nga xam ne wax nañ ko mu ni comme nag jàngoro bi da ñëw di am fu muy takk di fa des mu ni dëkk bu ne nañu tànn benn bés boo xamante ni dañuy tëj seen marché kenn du dem ci marché ba ñun nettoyé ko comme ñun niñ koy defee nii. am na nag ay lu ci xew parce que bi jiitu dafa tombé Korité gi ba tey jii mooy vraiment journée bi nga xamante ni nii si lañ ko tëj. waxtaan ko ak président marché bi Lamine Dem waxtaan ko ak président beneen marché bi ñoom ñëpp ñu jàpp ni dimanche bi ñu tëj ko moo gën ma leen di féliciter ak ñoom ñoo njëkk a impliqué wu nettoyer marché yi di ci def seen effort. mais tey ñu ànd ak toutes les forces vives le conseil communal de la jeunesse le président Pape Demba est là la Croix-Rouge les relais les agents du fonds d'entretien routier autonome nga xam ne 50 jeunes la yoo xam ne dañuy jàppale maire bi ci liggéey bi. mais surtout ànd ko aussi ak waa unité de coordination et de gestion des déchets UCG ànd ko ak les sapeurs pompiers ànd ko ak service d'hygiène ànd ko ak waa Tivaouane yëpp pour ñu ñëw jàppale waa marché bi ci nettoiement bi. UCG indi ñaari benn tasseuse indi ñeenti camion à ciel ouvert indi aussi benn pelle mécanique boo xamante ni ñi ngi ko teg pour que suñ dajalee mbalit ba mu bari buñ ko soxlaa ñu mën ko tibb def ko ci oto yi. sapeur pompier indi oto boo xam ne marché bañ jógee. gis ngeen ña nga commencé loo xam ne xëy na gëj na fa am di raxas marché bi ba mu set suñu paree waa service d'hygiène ñëw jaar saupoudrer lépp luy jàngoro mu dee bu lëndee ñëpp mën a xëyaat ci marché bi noonu mu ware mais tey ji occasion la woon tamit ñu wax ak waa marché occasion la woon ñu wax ak waa marché bi ci seen ay jafe-jafe parce que ñëwuñu rek pour def folklore dem am na ay problèmes yu ñu posé bi ci jiitu. mooy fosse bii nga xamante ni nii nee nañ ñu toutes les semaines dafay fees te ñu bëgg ñu jàppale leen ci niñ koy vidanger jamono ju nekk. mais président bi aussi ànd nañu ak moom mu wan ñu benn espace boo xamante ni nii tey jii buñ ko defee syndicat auto légumes yi di fa ñëw lépp loo xamante ni nii liy jógee ci biti dëkk bi la di fa ñëw
mën nañu ñoom si seen bopp ak oto ak plateforme bi nga xamante ni mareyeurs yi si la ñuy taxaw nga xam ne ñun marché ñun mairie prévoir nañ 34 millions si suñu budget pour defaral leen ko oto yooyu dootuñu taxaw si biti dañuy dugg ci biir ñoom ñu koy gérer muy générer ay ressources yoo xam ni dinañ ci mën a gérer seen marché bi ba mu am solo. lii nag nekkul suñu njëlbeenu intervention ci marché bi nekkul suñu njëlbeenu ñëw fi tey am na ñaari bloc de toilette de 6 yoo xamante ni commencé nañ fonctionnel seen mbébét la woon yàlla defar na ñu defar ko xëy na li ñu bëgg yëpp ci seen mbaar mi amuñu ko wala bële mais def nañ ci defaat ci mais ren bi ñu demee ba ci biir conseil municipal bi dañu wax ne suñu priorité muy marché Kër Matar espace bi ñu am espace su champ su Tivaouane la kon nañu fexe defar ko de manière optimale muy génn ay ressources mais ñu fa nekk aussi di fa liggéey bu mucc ayib kon loolu yëpp tey jii tënk nañ ko mais président Lamine dina ànd ñi muy àndal dem mairie lii ñuy wax fii yëpp ñu xool naka lañ koy dérouler incha allahu taala mu nekk njëriñu marché bi encore une fois ñu ngi leen di remercier ci collaboration bi seen jàppale parce que lu bari loo xamante ni tey jii mi ngi am si marché bi ñoom organiser wu nañ di ci jàppale la municipalité mais action bi c'est pas une action ponctuelle tant que état d'urgence bi mi ngi continuer dañuy continuer naturellement di ko def tous les dimanches mais de manière générale un dispositif sera mis en place et même déjà fonctionnel pour que marché bi nettoiement bi ñuy continuer di ko def xëy na liñ ci bëgg yëpp bala muy gën a sotti le projet bi nga xam ne am nañ ko ci Tivaouane te mu nekk en cours ndax fi mu toll nii UCG li ñuy def njëlbeenu li ñu war a def ci Tivaouane la si wàllu gestion mbalit bi te loolu incha allah soreetul problème mu mbalit dootul amati waxuma rek ci marché yii ci biir Tivaouane waaye ci biir Tivaouane yëpp. am na lu ma waxul ñoom wanoon nañ ñu ay cantines yu bare yoo xam dañ ko fi tabaxoon te fa mu nekkoon da doon gàllankoor dem beeg dikk bi place ba mu nekkoon nekkul ci plan originel bi xëy na ñëpp kontaan nañ ci woon mais jëloon nañ suñu courage à deux mais cantines yooyu yëpp ñu toj leen ubbil leen ay bunt loolu nag liggéey boobu moom lañ fas yéenee eggale ci ay bunt yoo xam ne war nañ ko fi def pour la sécurité parce que marché ku ko wax sécurité sur l'éclairage public mais également comme ñoom li ñu laaj plateforme boobu ñu defaral leen ko ci biir oto yi di dugg ci biir parce que même environnement bi am nañ ay nuisances yoo xamante ni am nañ ko dootuñu ko am donc budget boobu dans le paquet on a inscrit 34 millions yoo xamante ni lépp si marché bi lañ ko jëmee xëy na du doy mais au moins dina fexe ñu enclencher benn processus commencé liggéey marché Tivaouane ba ni mu mel ñoom ni ñu bëgg mu mel ko marché ñun li ñu gis mu am à l'étranger loolu la ñu yéene mu am fii moo suñu moyen mayeguñu ko mais suñ ko àndee ak ñoom ak population yi yàlla mën nañu dimbali ba au fur et à mesure ñu koy réaliser ba am marché yu mel noonu. ginnaaw bi nga xamee ni monsieur le maire yëkkati na ay kaddu liggéey bi wéyandi na tuuti waaye lan fa seetlu daal ñettee woon te daje boobu am na ñu nga xam ni rafetlu wun li nga xam ni moo di taxawaayu municipalité bi. Lamine Gueye nekk président mareyeur yu Tivaouane yëkkati na fa ay kaddu di xam le ni ñoom ñi nga xam ni ñoo fare ca wàllu ba nga xam ni dañ fay wàcce ay jën gis nañ ni situation yoon fay dund daal dara neexu leen ci li ko waral nag mooy oto yi indi jën yi bu ñu ñëwee ba gaare ndox mi rogalaat di wàcc ba ci suuf dafay yàgg ba mujj jéggi dayoo ñoom daal nee nañ taxawaay ba fa waroon am dëgg ci wàllu set dese nañ koo ràññee kii di Lamine Gueye yëkkati na ay kaddu jëmale ko ci municipalité bu Tivaouane. waaw comme ni ngeen ko gisee ni gis nga fii mooy jafe-jafe ji nga xamante ni moom la ñuy dund à chaque fois parce que marché bi nekk na marché bi nga xamante ni bokk na ci marché Sénégal yoo xamante ni moo fi gën a ñàkk organisation te lu ko waral nekkul lenn lu dul ñu nag autorités yi nga xamante ne moo dox suñu diggante maanaam municipalité bi ñëw nañ fi tey avant ñu fi ñëw toog nañ fi ay weer yoo xamante mun nañu wax sax 1 an yoo xamante ni monsieur le maire jaaru fi moom ak ñi nga xamante ni moom la sekkal liggéeyam tey ji gis ngeen fosse bi nga xamante ni moom la fi defar fosse boo xamante ni 2 jours 3 jours fosse bi daal di fees te ñun ñooy jël suñu propre moyen bopp daat koy vider te suñu xaalis bopp la kenn dimbali wuñu ci lenn fii ci marché bi situation yi ngeen xamante ni tey ñëw na fi ne dafay organiser set setal mais ku ne xam na ni marché bi kenn balewu ko kenn balewul marché bi parce que maire yaa ngi fii amul benn place boo xamante ni balew nañ ko ils étaient venus pour jeter des fleurs te ñu moment yu ñu toll loolu nekkul loo xamante ni moo ñu soxal li nga xamante ni moo ñu soxal mooy ñun jafe-jafe yu ñuy am bu ñu munee am ki nga xamante ni dañu fiy dimbali ñu jël tey jii gis ngeen ndox mi mara day taale magum jëmm bu fi jaaree faxastalu kenn waxatu ko mais ay cëram dina am jafe-jafe boo xamante ni la fiy jëlee kon suñu yaay booyu fépp nga xamante ni war nañ fay jaayee kon place boobu war nañ koo embellir ba nga xamante ni dafa war a set beneen problème bi nga xamante ni ñun moom la ñuy jooytu mooy gis ngeen kee bi fu mu ne yëpp gis ngeen ko
kee boo xamante ne newul ci biir marché bi te kee dafa war a nekk ci biir marché bi oto bi nga xamante ne bu ñëwee dugg gaare bu gaaree tëj porte otom nga xamante ne sécurité mun naa am foofu noonu mais fii dañuy jël suñu million di ko fi teg gis ngeen oto yi fii amul gardien amul dara ñu wàcc ko fi dem tëdd suñuy kër loolu est-ce que di nga mën a nelaw ak conscience tranquille non non parce que da ngay xalaat ne sa alal yaa ngi koy wàcc ca porte marché ba kon loolu nekk na loo xamante ne moom daf ñu cee war a dimbali marché boo leen fa ñëwoon guddi da ngeen di gis loo situation bu déplorable parce que amul éclairage marché Tivaouane amul éclairage amul benn lampe boo xamante ne mi ngi dàq ci marché bi chambre froide boo xamante ne suñu yaay booy tey ji ku ci jëndoon say jën valeur 200000 300000 boo jaayee ba 11h da ngay am jafe-jafe ndax da nga naan sama jën yi bu ma ko wanteerul du ma am fu ma koy denc ji ñoom dañuy obligé jël frigo yi te xam ngeen frigo yi amul hygiène bi nga xamante ne moo ci war frigo yi amul benn bu ci am sécurité benn tëju ci gis ngeen ko nii te ñoom fuy la ñuy jël seen alal ay millions di ko fi denc millions la ñuy denc ci frigo yi nii kon loolu ñoom war nañoo mën a am benn chambre froide boo xamante ni ñoom dinañ ko am fii nii au niveau Tivaouane boo leen dugg si gis ngeen fi usine glace boo xamante ni mi ngi fi mais usine boobu fonctionné wul sama oto 2 jours dem na ko géej amul jën lan moo waral oto bi amul jën c'est parce que oto jën bi balaa muy départ dafa war a am glace bu muy yóbbu tefes te boo sa dëkk yow boo amul glace Thiès ngay dem mais Thiès boo demee est-ce que ñoom balaa ñu lay jox glace du ñu jox seen i oto glace ba pare parce que béy da ngay commencé sa yooyu tànk kon loolu ñun ku ñu ci dimbali woon dinañ jël ci biir marché bi oto yi ci biir lañ war a gaare waruñoo ga hangar boobu ñu ne ay mbaar lañ koy def pour man loolu du place su mbaar loolu kee bi la waroon doon parce que suñu dëkkandoo yi nii Ndiaye ils étaient venus sànq le service d'hygiène moom amul 2 jours 3 jours yoo xamante ne suñu dëkkandoo yi duñ ko woo lan lañ koy interpellé ne ko oto jën yi xeet gi mu ngi ñuy sonal tailleur yi ngeen di gis fii ñëpp délogé wu dem uti feneen c'est parce que situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund fii nii baaxul seen client yi bu ñu bëggoon ñëw sax duñ ñëw parce que dañ naan fi ngeen ne dafa xeeñ te kooku war nañ ko mën a defar chaque instant ñun loolu la ñu xamoon moom la ñu bëgg ku ñu ci jàppale ñu jël loolu ku ñu ci jàppale ci jël man nag dañ maa délégué woon pour ma waxal leen seen mais fii ku fi ne ku ne situation yu marché bi gisoo nga sama waaw pour ñu wax dëgg rek parce que maire ils étaient venus ànd ak délégation am pour gars yi tàccu ko affaire yooyu mais loolu du woon lu war xam nga lan mooy lu war du lu waroon mooy ñu ñëw ñun ñëpp ñu futteeku jublu ci marché bi li tax nit ñi ñëw tey xam nga li tax nit ñi ñëwuñu c'est parce que dañ ñoo jox rendez-vous 2 dimanches ni dañuy bale marché bi dañ koy désinfecté kenn ñëwul ci marché bi nga ñëwaat ñu tey neewaan nit ñi arrêté seen liggéey te xam nga feebar bi fu mu toll fii Tivaouane mun nañu wax ñun ñëpp comme picc ni ñuy dundee la ñuy dundee da ngay ñëw du jour au jour di wut li nga xamante ne moom nga war a dundee tey kon boo tëjloo nit ki ne ko dimanche doo liggéey dem tëdd sa kër te nga waroon ñëw fekk ceeg ñoom liggéeyanteeg ñoom mais nga ne leen dimanche bi doo leen liggéey si ba pare yow nga tam tëdd sa kër jàppale woon ci loolu yaakaar ne comme politique la ñuy waxee nag ñun li ñu ñor dañu koy wax ñun dañoo am lu ñu metti am lu ñuy kaas li nga wax nii kenn mënu cee teg dërëm man loolu fi laa doon jëm wax nga ko liberté wóor nag mooy ñun dañoo am lu ñu metti li ñu metti nag moo di suñu marché bii nawloowuñu ñun ñoom ñi nga xam ne yàllaa leen fi teg ñun ñu nekk leen fi ndax noonu naa ko fii gone yi bañuñu la dawuñu la ragaluñ la ñun dañuy yuuxu ma ni déedéet kenn du yuuxu nit ndax baadoola mooy yuuxoo ñun duñu yuuxu kenn ku ñu jàpp nag ñun li nga xam ne ñun moom la ñu bëgg dañ la koy wax ndax moom monsieur le maire ñun moo nu fi nekkal ñun moom lañ fi nekkal ñun ñoo bëgg Macky Sall di ko wateel waaw dama laa bëgg ngeen dem rek man du ngeen ma jox kàddu di ma kenn di ma sorxo da ngeen may bàyyi ma wax sama doléance li ma ñor bu leen nga suñu li la meen wax suñu jëlee suñuy millions ñun def ko fii teg ko fi dañuy jàpp ci yàlla rek ak maam Alaaji Malick mi ngank moom dëkkam bii dénk ko lii la leen seen rajo télévision Dabakh FM TV demoon jëlali leen tey dimanche tombeek fukki fan ak ñeent ci weerub juin yamoo woon ak bis bu njëkk bi nga xam ni ñu ngi doon amal ab set setal fële ca marché bu Tas ak marché bu Tivaouane